ca gaag la ca gën a fës taw bu mitti ànd ak ngelaw moo wàcc ci réew mi rawatina ci diwaanu Thiès njombelam fa jur ak soxna su ñàkk bakkanam di wuyoo ci turu Penda Sissoko moom nag lenn ca taax ma moo màbb dal ci kawam ba mu faatu ngelaw la ak taw ba moo ko waral yàqu-yàqu itam yamut ca soxna soosi li ndax itam gis nañu ne ay poteau électrique ay garab ak lu ne daanu na foofee te itam li ko waral rek di taw boobee ibbiteeg l'école tey di alxamis ñetti fan ci weeru octobre ñu dem wëri ci yenn ci daara yi nekk ci Ndakaaru gox bi di Wakaam la ñu nimeeku ci daara yi moo xam privé wala public bu gune yi teewee itam du ñëpp ñoo ñëw ñenn ci jàngalekat yi ne bokk na ci la ko waral nawet beeg jafe-jafe yi càggante ci wayjur yi waaye itam tolluwaayu jamono ko wayjur yu nekk ci waajtaay ba tey loole itam ñu nemeeku ci Ndakaaru moom la ñu nemeeku ci diwaanu Saalum ndax foofee la ñu fa gis ci njàng ak jàngale la ca sooxe ne ñu dañoo gis ne lu toll ci téeméer ci ay jàngalekat daanaka moo fa manqué ba tax na sax ci diwaanu Saalum ñu fay amal ab CRD di xool naka la ñuy def ba indi saafara ci sigi coor itam ibbi tey jàng tey antuwul ndax yenn ci ay daara ya bokk na ca ba ñu naan Jean Kandé wala Ibou Camara ndox ma moo ni fa gadd ba tax na itam ki nga xam ne nag moom mooy inspecteur ba fa nekk di sàkku rek ñu fexe ba jëli dogal ci li ni mel mu jóge fii tijjite l'école saa yu ñu ko mësaan wax nag ab waajtaay la daan àndal bu njëkkoon gune gi bu daan dem ca daara ja day ànd ak waajuram mu gunge ko tàgg ko loolee nag yàgg ci réew mi ca Ndar géej itam ña nga koy wéyal Ousseynou Diop moo nu ko defal ci ab gëstu xam ngeen ne démb ca conseil des ministres njiitu réew bu Sénégal jël na ay dogal yu bëri indi ay coppite fi ci mel ni SICAP waaye itam beneen i bërëb lu ci mel ne itam li nga xamante ni mooy IPRES indi nañ ci ay coppite ki nga xam ne nag moom mooy Amadou Lamine Dieng nekkoon ca Cour des comptes moom la ñu fa indi ngir mu jiite IPRES mu wutu fa Diagne Sy Mbengue moom Diagne Sy Mbengue itam ñu jël ko rek yóbbu ko itam ca direction générale bu SNHLM daañu waxtaanee ponk boobeek IPRES ak tolluwaay ba ak ganu xibaar yi di Mame Biram Faye jiite na collectif national bu association retraité yi ak itam mag ñi ci réew mi ñu fas yéenee waxtaanee way retraité yi waaye itam mag wala sax troisième âge fii ci réew mi ak itam jafe-jafe yi ñuy dund di ci yéen kaay yeeg Assane Gueye ngeen taaxee lu ñëw léegi ñu faram fàcce. fetlu seen ànd ak seen kóolute ci télévision Futur Média xibaaru bëccëg gi tey ci alxamis yem ak ñetti fan ci weeru octobre atum 2019 dañu koy tàmbali ak li xew bi fii ci Dakar waaye itam gox yu bëri ci Sénégal fa ci mel ne Thiès muy taw bu ànd ak ngelaw foofee sax ca diwaanu Thiès taw ba ànd ak ngelaw lu mitti te bari indi na fa sax bakkan bu rot Penda Sissoko moom nag lenn ca taax ma rek moo màbb dal ci kawam ba ngelaw ya tàmbalee moom nag mu nekkoon soxna sa kay wattu service régional bu commerce ci diwaanu Thiès foofee itam ca Thiès leneen lu ñu fa nemmeeku mooy garab yi di fàq waaye itam ay poteau électrique ñoom ñëpp ngelaw li da leen a yóbbaale ñu dem ca Thiès ka ñu defal taxaw seetlu bi di ki fa toogal groupe Futur Média turam di Cheikh Anta Diop. si di Penda Sissoko amoon na lu toll ci fanweeri at amoon ñetti bant faatu ginnaaw taw bi fi amoon biig ànd ceeg ngelaw loo am doole ba tax na fi nga xamante ne moom la dëkkoon nekkoon fa mook jëkkëram ci ab bâtiment ci service du commerce garab gu rëy déjeeku daanu ci bâtiment bi ci la dal bi nag dale ci kawam mu ñàkk ci bakkanam préfet bu diwaanu Thiès di Fodé Fall bi mu yëgee mbir mi nag la woo waa sapeur pompier bu Thiès ñu daw dikk ngir taxawu ñi nga xamante ne ñi ngi ci biir bâtiment bi kii di borom këram di Abdoulaye ak ñetti doomam ñu génne leen mujj ñoo am benn gaañu waaye ki nga xamante ne moom mooy Penda Sissoko di soxnaam ñàkk na ci bakkanam ba jamono yi ma nga ci morgue hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène bu Thiès directeur bu service bu commerce bu Thiès di Aliou Samb moom mbir mi jëlee ko kaw lool mu wax ne mënul yëy yàbbi ci ndaxte kii génn àdduna ku ko jege woon la ngelaw li ak taw yi nga xamante ne am na ci diwaanu Thiès daanaka jur na ay yàqu-yàqu yu bëri garab yu bëri dañoo daanu ay poteau électrique ba ci tableau bu mag bi nga xamante ne booy dugg Thiès xàll wi jëm yoonu Ndakaaru
Ndakaaru tableau boobu sax. Cheikh Anta Diop Penda Sissoko na ko borom bi jéggal bépp bàkkaar. télévision Futurs Médias ci sama kàddu di ko jaale ay jegeñaaleem rawatina borom këram. ñu wax ci beneen ponk muy njàng ak njàngale ñetti fan ci weeru octobre bu tijjite la ci yenn ci daara ca diwaanu Saloum la ñu fa nimmeeku rek mooy jàngalekat ci boppam lim ba ñu fa am dafa doyut ñoom sax la leen ci manqué mat na daanaka téeméer ci ab lim ba tax na sax ñu ne ay bokkalaat ak yu ni mel la ñuy nemmeeku loolu nag la ñu bëgg indi ci saafara moo tax ñu amal ab CRD ci teewaayu Ibrahima Diame la woon ànd ci ak Fally Gueye. lim bi nag xaw na takku lool ñetti téeméeri classe multigrade téeméeri enseignant yu nga xamante ni manqué na ci l'école yi nekk ci inspection d'académie bu diwaanu Kaolack boo moyul daañu tëjati ay salle de classe ndax ñàkkum enseignant ki di inspectrice d'académie di Khadijatou Diallo moo ko xamle ci CRD préparatoire bi ñu doon def ngir waajal lii di ubbiteefu école bi. li ñu manqué ci jàngalekat dafa bare te gis nañ ci Nioro ak Kaolack département souvent dañuy tëj classe yi. ñun dañuy def ay campagne de sensibilisation pour que parents d'élèves nañ indi seen doom yi ñu dugg CI mais ay temps da ngay gis ñu ubbi ba pare ñu delloowaat xale yi ci kër gi parce que amuñu jàngalekat. lu jëm nag ci wàllu ubbi tey jàng tey bi condition d'accueil yi nag ci l'école bi dafa wute ci établissement scolaire yi bu ñu sukkandikoo ci inspectrice bile ci juróom-ñetti téeméeri école bi am ci diwaan bile fukk ak juróom-ñaari école yi ñoo nekk ci melokaan bu doy waar. ne ren xam nga taw bi moom mbënn bi dafa bare kër yu bare sax daf ko nangu. loolu dañ ko war a dund xam ne am na waaye ñun bu ñu xoolee ne fii ci biir région de Kaolack am nañu juróom-ñetti téeméeru école ak fukk ak ñaar te li nga xam ne mbënd bi laal na ko motul ñeent fukki école man dama ne nañu jàppale école yooyu ba ñu génn ci waaye bu mu tere ñun suñu objectif yi ñu def ko mooy nda école yi ubbi fi nga xam ne amul problème mooy juróom-ñett fukk yi presque yi des ñu def condition yi nga xam ne ñoom dinañ mën a ubbi jàngalekat yi ñëw élèves yi ñëw ñu jàng. ci loolu la nag madame Khadijatou Diallo di inspectrice d'académie bu diwaanu Kaolack di ñaax rek ñi nga xam ne ñoom ñoo di parents d'élèves yi ñu jàppale leen ci ndongo yi ñaax leen kon ñu mën a teew ci l'école bi ci bésub ubbiteef bi léegi. ñu sant la gërëm la Ibrahima Diame des ba tey ci njàng ak njàngale bi tey jàng tey lenn la lu nuy tudd waaye la ñu gis nag ci diwaanu Ziguinchor mooy mënta am wala bokk ca daara ju ñu naan Jean Kandé wala sax Ibou Camara la ñu fa nimeeku mooy ndaxam taw mu ànd ak ab ñax lañu ca wax rek ki yëkkati kàddu yi dina ko inspecteur éducation ak formation ci diwaanu Ziguinchor mu doon amal nag ay xeexoo yu aju ci njàng ak njàngale dañuy teewlu Babacar Diak kàddu yi ki ko tataan di Boubacar Diassi. waaw école yi ñu yaakaar ne daal rentrée bi du mun a am mooy essentiellement école Jean Kandé ak école Ibou Camara parce que xam nañu ne école yooyu dafa am problème souvent day inondé te liggéey bi du yomb pour dindi ko waaye yeneen école yëpp ak préfet sapeur yi def nañ fa liggéey ba nga xam ne école yi amatul problème mais peut-être fi am problème mooy comme ñaari écoles yi ma wax ak quelques écoles yi seen toiture yi naaw te même loolu la mairie a pris l'engagement de réparer toiture yooyu pour que élèves yi mën a jàng ci classe du bulet mais at mu jot day am maire bi dana jël moyens yu bari def ko ci ay fourniture ci matériel didactique jox ko école yi ce qui veut dire que donc élèves yi incha allah ku ci jàngi da nga fekk yow sa matériel di la xaar donc tey ñun li ñuy wax ubbi tey jàng tey dana doon réalité Ziguinchor parce que école yi béy nañ ko désinfecté nañ leen donc li des mooy présence su élèves yi. ñu des ba tey ci jàng ak njàngale ci bët saaru mi ak CDD ba ñu doon amal jagleel ko ibbi tepp l'école yi ca Sédhiou ñu ne xabaar bu neex la nag ci jàngalekat yi bëggoon amal rek loolu nga xam ne ñu naan kap ñu ne ñetti at ak nii ñu koy xaar ndax inspecteur yi leen ko waroon jàppale danoo bankoon seen yoxo ne ca ay grève ak jafe-jafe ñoom nag lu jëm ca grève boobu dakkal nañu ko dañuy teewlu Noa Sarr moom nag mooy inspecteur éducation ak formation ci diwaanu Sédhiou kaddu yi bi mu koy yëkkati Bakary Konté ak Khadija mi ñoo fa toogaloon télévision Futurs Médias. gis nañ ne daaw yëpp benn examen professionnel amul donc enseignants yi nga xam ne ñoo war a passer seen diplôme professionnel nga xam ne moo leen di permettre ñu gravir ay échelons ñu reclasser leen titulariser leen et cetera ñu avancer donc seen njàkkare ci côté boobu yaakaar naa dina jeex
parce que ki nga xam ne mooy syndicat inspecteurs yi ñu koy wax SIENS levé na wala suspendre la li nga xam ne mooy mot d'ordre de grève bi nga xam ne mooy daw année yëpp donc loolu véritablement lu baax la bokk na ci li nga xam ne moom la ñuy wooyee apaisement du climat social yaakaar naa dina permettre donc liggéey bi gën a dox ci inspection yi ak ci école yi dina tax aussi donc ñun tamit ñu jóg ñu teel a jóg pour gis suñu candidats yi nga xam ne dépassé na 300 candidats yi nga xam ne ñu ngi xaar depuis ñu des ba tey ci tibit yi l'école gi ci Ndar Géej moom dañu fa di wéyal li nga xam ne baax la fi wala boog ñu xàmmee ko ci réew mi mooy bu njëkkoon bu école masanda tijji waajur bi mooy solal gune gi ba mu jekk mu jàpp ca loxoom gunge ko ca daara ja loolee itam di ko ñaax ak sargal gannaaw ñetti weer yu bëri yu mu toog cosaan boobu newoon ci réew mi Ndar dañ ko fay dund ba tey Ousseynou Diop ak Habib Seck la ñuy fekki Ndar Géej. ci école yi ci xale yi am na ci bisug alxames bile ci diwaanu Ndar Géej nag waajur yi ñu ci bare ci ñoom dañuy ànd ak seeni ay doom wala boog seeni ay sët yóbbu leen ci l'école yi lii nag da leen di fàttali bis yu njëkk yi nga xamante ni demoon nañ ci l'école yi ànd ak seeni ay waajur. donc chaque année bu bis bi damay ñëw fii fekkee ouverture bi ba ñu rappel leen ba ku nekk ma dugal ci sa classe ba xool foo toog sama tam ma xam ko nuyoo ak moom wax ak moom saafonte ak moom. sa parent defaroon na la ko moo tax parent bu nekk dafa nekk devoir tamit nga soo ko mënee jot barewul mais soo ko mënee nga accompagner say doom. Lamine Fall ay sëtam la àndal docteur Abdoulaye Ndoye moom ànd ak ay doomam ñu ni lii da leen di fàttali lu bare ci seen i ndaw. kontaan bu baax ndax ñun tam suñu ay waajur bi ñu toll nekkee tuuti tànk toll na ñoom moment bi dañu téye ci suñu loxo yóbbu ñu dem école kon tey bu ñu yàlla mayee ñu dund bay téye ci suñu ay loxo sët di leen yóbbu école dañ koy sant yàlla. waaw fàttali na ma lu bari fàttali ma sax bis bu ma njëkkee ñëw école saa yu ma ñëwee loolu la may fàttali loolu nag lu am solo la ndax premier jour classe moom day fekk nga jóge vacances wala boog ngay doog a ñëw école. ubbiteg l'école waajur di ànd ak doomam loole ñu ci bare jàpp ni sax motivation la dina tax xale bi gën a am fit waaye tamit bàyyi xelam ci njàng mi ñu ne lii ku nekk da ko war di def ngir tout tànk yi gën a farlu ci wàllu njàng mi. xale bu yëgee ni yaa ngi nekk ci wetam d'abord dana yokk motivation mais beneen itam dana tax tamit mu xam ni bàyyuñ ko noonu rek boyal ko. li xamee ne seeni papa ak seeni yaay ñi ngi ci seen gannaaw dafay tax ñu am jom dafay tax ñu am jom bu baax a baax góorgóorlu pour jàng bu baax voilà. xale yi nag ñëw nañ ci bisug alxames bile ci l'école yu bari yi nga xamante ni nekk nañ ci diwaanu Ndar Géej ànd ak seen ay wayjur mu doon lu kenn ku ne di fàttaliku rawatina ànd ak wayjuram ñu koy indi ci bërëb yu ni mel. mu ngoog Ousseynou Diop ca Ndar Géej ubbite ga fii itam ci Ndakaaru naka noonu waaye li ñu nimiku mooy yenn ci daara yi moo xam public wala privé rawatina fii ci Wakaam bu ñu fa demee ndongo yi am nañu ñëwut jàngalekat ya la ñu gis wala boog ñu jàpp ko ni moo ko waral mooy taw bi ak jafe-jafe yi mu lul waaye itam càggante ci yenn wayjur yi beneen wàll wa itam jamonoog tolluwaay beeg na mu mittee am na ñoo xam ne xëy na dañoo noppeegut lu ci maanaam Maguette Soirée Diallo ak Hamadou Ba defal nañ leen ci ab gëstu di ngeen ko mën a am ci suñu yeneen jataayu xibaar. ñu wax ci leneen muy kuréelu consommateur yu Sénégal di ASCOSEN moom nag àndul lekk ci mburu mi nga xam ne dañoo indi format bu bees maanaam beneen mburu nar ko jaay ci ñeent fukki dërëm bu nu sukkandikoo ci ki topp ca njiit la di Momat Cissé nguur ak Sénégal jëlut nag matukaay yi ci war ngir lu ni mel mën a antu ñu teewlu Momat Cissé kaddu yi ki ko tataan di Alhassane Ba ànd ci ak ku ñu naan Lamine Mandian ci caméra bi. ñun fekkee nañ liggéey bi yëpp suñ position toujours mooy d'accorduñ ci 4e format bi parce que dafay dàq beneen format bi léegi consommateur bi nga xam ne ñun ñoo koy défendre bu xëyee mënu la dem ci boulangerie bi ci ñaari yëf zone géographique bu may ko wala poosam may ko day dem ci boutique bi ko gën a jege ndax bu demee ci boutique bi bu ko gën a jege dana fa fekk pain de référence bi 190 grammes à 150 francs mën na ko fa bañ a fekk parce que boulangerie bu boobaa day produire pour ci boulangerie joxe tuuti nga xam ne boo yeexee doo ko fekk defoon nañ ñu ko dans le passé alerté woon nañ état bi dans le passé ne ñii buñ defee format bi format bale dana disparaître état bi gëmuñu ne loolu amoon te itam alerté nañ et maa ngi souhaité bu ñu am dëgg ci état bi l'administration jëlul benn règlement technique
pour contraindre boulangerie que bu ku ci deful pain suffisamment daan dana la ci fekk. espérons que arrêté bi nga xam ne mooy suivre après dina ko mën a jël. ñoom loolu lañ leen jotoon tontu sax. ñoom dañ ne comité bi nga xam ne moo fi nekk dana réunir tous les 3 mois mais ñun waxuñ sax tous les 3 mois. nañu réunir à chaque fois que bu ñu gisee ne. gars yi respecté boulangerie yi respecté wuñu approvisionnement correct. aywa nañu leen ko waxe woon itam dogal yi nga xam ne tukkee na ci conseil des ministres ay dogal yoo xam ne njiitu réew mi da koo jël andi ay coppite ci ay direction ku ci mel ni Ibrahima Sall moom nag moo jiite woon SICAP SA moom nag ki ko wuut rek di Mamadou Kassé ki nag di Mamadou Diagne Sy Mbengue coow la bëri na woon jamono ji ak IPRES ak kuréelu way retraité yi moom it yóbbu nañ ko ci direction générale bu SNHLM Amadou Lamine Dieng magistrat à la cour des comptes moom nag jóge na ANPEJ rek daal di jiite direction bu IPRES Ibrahima Diop moom jóge rek dikk pour OCRTIS moom nag mu ngi wuutu Idrissa Cissé ñu tabb ko directeur police judiciaire ñu des ba tey ci xibaar yi dalal sunu gan lañ leen koy waxee woon góor gi Mame Birame Faye la moom nag dafa jiite benn kuréel boo xam ne dafa ëmb magi Sénégal kuréel nag yi nekk ci biir te ay mbootaay bari na góor gi Mame Birame ñu ngi lay nuyu di rafetlu sa teewaay. soxna Fati. maa ngi lay nuyu. di la sant di rafetlu. jotaay bi nga ñu oo. ñun ñu mën a waxtaan. mu ngoog li ñuy waxtaanee xam ngeen ko mooy kuréel ak itam taxawaayu mag ñi fii ci Sénégal tey bu ñu nee 3e âge seen situation fii ci réew mi nan la tëddee. jërëjëf it suñu situation mu ngoog. bu ñu nee 3e âge mën na noo wax sax 4e âge. ndax nañu wax magu Sénégal yi. yi nga xam ne am nañ juróom-benn fukki at ak teg. d'abord dama lay wax li tax kuréel bi ñu teg ko depuis janvier. moo di ne dafa bari woon association. yuy yuy wax ñii di jëm fii ñii di jëm faa. ba ñu ne léegi dañuy def benn dànk. kuréel bu nga xamee ne mooy ëmb association Sénégal yëpp. ñi ngànk réew mi ñoo ñu ko laajoon. liggéey nañ ci ñetti at. ba yàlla def tey jii ñu tuddee ko conseil national des aînés du Sénégal. mu doon wenn say. mu ngoog comme ni conseil national des aînés nekk. muy nuyu en passant. tous les présidents régionaux tous les présidents départementaux et tous les présidents communaux. de ce conseil donc. tey jii benn baat dong. la ñi ñu dénk réew mi di laaj pour ñu koy waxaat. acca ngir wax benn baat boobu ngeen def taxaw seetlu bi ci seen situation wala situation mag ñi fii ci réew mi. situation mag ñi. xaw na tagga tembe. ci naka ci seen nekkuwaay ci seen dundin. ci seen taxawaay ci seen retraite. ak ñi amul retraite sax parce que mag ñi nga xam ne amuñu retraite bari nañu. ñu ëpp ñi di wax ne am nañ seen retraite. te yooyu war nañ leen taxaw. te loolu yëpp état. ci boppam moo am responsabilité taxaw ci. soo nee dafa tagga tembe ci seen dundin ndax mën ngaa def taxaw foofu wax carrément jafe-jafe yi lan la. voilà tey jii 1er octobre bi passé suñu fête la woon. mënuñu ko woon def. te loolu waroon na mën a am parce que at ñu jot ñu def ko. ak ministère de la santé et de l'action sociale. naam mën nañoo wan naa su loolu waaye nag. ci mag ñi nekk ci région yëpp nee nañ xëy na dañu fulaalu te it buñ ko waxee ñoom ñëpp war naa yëkkati sama baat woon daan ne ñooñu ñëpp wax nañ loolu le warta mën a ne dëgg la ministère de la santé et de l'action sociale moo ñuy gunge ba nu agsi ci lii ñu samp booba ba tey waaye bi ñu ko sampee juróom ñeenti weer gi ni ministre bi waroon na toog ak ñun gisantewu leen bu ñu ci jógee war a dem bu ci président toog waxtaan ak moom te yooyu yëpp mag ñi nee nañ ma ñu ngi xaar loolu le te am naa yaakaar ni ministre bi quand même dina si taxaw ndaxte suñuy doom lu ñu ak suñuy jarbaat da ngeen jàpp ne fulaaluñu leen loolu la mag ñëpp wax ci région yi ndax tey jii damay jokkoo ak ñoom lépp lu xew ci région yi dinañ ma oo ci département yi dinañ ma ba ci commune yi voilà yaa ngi naan sànq dafa am ñoo xam ne ay retraité lañ ñoon ci leen ci ñëw léegi mais am na ñoo xam ne duñu ay maanaam amuñu kii salaire nu mu tuddati pension ak amuñu ko donc ñooñu tey naka la ñuy def ba dund dafa am na leen koy jàppalante ci seen biir alors loolu boo seetloo Sénégal génn wàllu kër yi dox yëpp mag ñee ko yore ci naka
ñooy joxe dépense ñooy dundal ñooy fat ñoo gàddu lépp loolu man waxuma ko statistique yi ñoo ko wax alors dama ko xayma noonu rek genn wàll gi donc téeméer boo lim ci kër yi yuy dox mag ñee koy doxal te it beneen ba moo di mag ñi am retraite mën nañ ko xayma ci ñaar fukki boo téeméer boo jël ñaar fukk ak juróom yi ñoom ñoo am seen retraite 25% yi. léegi 25%. dégg nga waaw. ña sa des ñoom amuñu retraite ñuy wax ne dañ leen di fexeel ay at a ngi nii sa ginnaaw ñu koy saytu mais noonu ñooñu ci naka la ñuy dundee. voilà ci naka la ñuy dundee ay béykat yi sàmmkat yi ak nappakat yi ci ñooñu le am na ñu nga xamee ne soxlawuñu retraite parce que ñu ngi yore seen entreprise di ko doxal ba toll ni ñuy toll kon bon ñooñu war na leen bàyyi xel parce que ci économie Sénégal bi ñu ngi si doxal war nañoo am li ñuy tuddee minimum vieillesse loolu dañ koy xayma ci li ñuy tuddee naka tuddi bu ñu jëlee maanaam li nga xam ne waruñu ko mën a jox doomu aadama pour mu dund ñu xar ko ñaar au moins mu doon lu mat 4 junni war leen di ko jox yooyu yëpp liggéey nañ ci te jaar nañ ci ay jaar-jaar yi nga xam ne buñ fa jaar buñ ko defee ñooñu mag dinañ war a bénéficier wu ci loolu ci seen wàllu dundin dëgg la jox nañ leen plan Sésame plan Sésame bii ñuy tudd yooyu mag ñoo ko yeyoo ci wàllum paj mi ci wàllu paj mi wàllu paj mi nag foofu tamit question bu mag la ndax doolee jënd ordonnance du ñëpp ko am ci mag mi te ordonnance yi dafa cher am na benn mag bu nga xamee ne 500 000 francs la ordonnance am toll bu jeexee mu war ko jëndaat fu mu ko jëlee est-ce que limu gériatrie yi faj mag ñi itam bari nañu bariwuñu mais am na quand même ay professeurs yu takku c'est important ñu def fi taxaw voilà ay professeurs yu takku ay médecins yu takku ci Sénégal yu nga xam ne am nañ formation bu wóor ba nga xam ne ci réew àdduna ñu ngi ciy liggéey bu yàggul rek professeur Koumé invité ñu ci maladie li ñuy wax maladie tuddee d'Alzheimer jékki-jékki rek sa xel daal di mel ni lu dem te loolu bari na ci réew mi te mu ngi ñëw te loolu war nañ ci jóg pour gàttandu ko am na ñuy doxaleeg mag ñi pour loolu bañ a agsi wala bañ leen a gaañ même bu fi nekkee waaw acca léegi nag ñu wax ci ñeneen ñi rek mooy ñi nga xam ne am nañ pension coow itam bari na ci wàllu pension yi am na IPRES am na FNR dañuy leeral benn mbir 2017 defoon nañ benn lël bu mag ñu waxtaan président ñëw ñëpp ñëw waa IPRES waa FNR retraité ak syndicaliste ñu ne nanu saytu mbirum mag ñi ci seen retraite nanu saytu kër yi nga xam ne ñoo yore yëfu mag yi ñu seetaat seen banqaas yi ak seen tëralin yi seen sart yi gannaaw ba dafa yàgg gannaaw ba def na ay juróom benn fukki at nan ko seetaat daal di ko yeesal ngir mag ñi man ci gis seen bopp liggéeykat yi gis seen bopp patronat bi gis seen bopp IPRES tey jii dama koy joxe comme exemple mu ngi am conseil d'administration mag ñi nekkuñu si. IPRES boobu sax jafe-jafe yi bari woon na ndax gisoon nañ fan yi yëpp ngeen di ñu naan association des retraités du Sénégal ak itam li nga xam ne kontaan leen ci woon ba tax na sax wala boog dafa tombé ay coppite am na ci ndax am ngeen xel ci wàllum seen xel dal na ci wàllum nommé ndax ki fa nekkoon jël nañ ko fa muy jaañ si mbéy indi fa keneen ndax jàpp nga ni loolu si dina apaiser climat bi ba itam ngeen gën cee gis seen bopp. waaw balaa ma ñëw ci loolu dama lay xamal rek ne. IPRES du gulet ay coow di fa am du gulet amoon na fi yeneen directeur yi fi jàll et que man suma taxawaay mooy tëddee njaaxaane Cheikh suma taxawaay mooy luy nar a am fenn ay coow mu dëkk ci wax ci te waxoon naa si ne war nañoo mën a toog ak kilifa yi waxtaan ak ñoom ci njëkk ñu laaj lu fa xew ak lu fa am directeur général bi waxoon na fi ay lubalu ticket restaurant. yéen boolewul leen ci liggéey bi foofu. déedéet ci boobu jamono ma ne attention gannaaw bi ci seen biir la di am ñu ne dañ koy saytu ci seen biir loolu dalu suma xel. kay saytu dafa war a jóge fa la ñëw ngir mën a saytu dafa xew. ak kon waxtaan yooyu yëpp duñu si boole
ba lii xew nii ci diggante directeur général bi apparemment ak conseil d'administration bi. parce que ñoom dañ ne directeur général bi da leen doon dingat. mas dégguma ne directeur général bi lugal na fa dara. waaw dingat bi nag lu ko indi lan moo ko indi est-ce que dañu xuloo wala dañu jàppante ba mu leen di dingat ci loolu leen. c'est une histoire de défi. Ils ont défié le conseil. Très bien léegi lan ngeen di xaar ci ku bees ki ñu fa fal. voilà ki ñu fa fal. muy Amadou Lamine Dieng. am na ñuy jóg di wax naan falin bi nii ak na li. waaw mais yéen seen attente yi. waaw mais il faut ñu leeral loolu. waaw parce que ci falin bi normalement dañ naan conseil d'administration bi. moom moo war a jël appel à candidature ñu def nii. mais rapidement waxtu wi dañoo wax ko ci rek. d'accord kon décret moo ko fal li ñuy xaar si moom. mooy ñu saytu di fa ne. ñu xam lan la IPRES lamboo. muy ci xaalis muy ci ay immeuble muy ci leneen lu nga xam ne war na ko defar retraité ak fan. ci ni ñuy seete te saytuwaat texte yi nag. retraité yi man fa am baat ci biir conseil d'administration. très bien ñu lay sant bu baax di la gërëm. ñoo ko bokk. mu ngoog may fàttali ni ñu doon dalal Mame Birame Faye moom nag mu jiite kuréel goo xam ne. dafa lëkkale mbootaayu mag yi Sénégal yi la mu wax rek dañoo bëgg doon wenn say ngir mën a jëlal seen bopp seen ab xeex ñu wéyal xibaar yi wax ci xibaar bu tiis muy Gabriel Fall moom nag fi mu ne nii mu nga tëdd ca sëggu jullit yi nekk ci Yoff moom nag mi taxawal CGF Boursu ca Paris la ñàkkee bakkanam ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru sàttumbar tey jii lañu ko jébbal boromam la du kooram seede yi yëpp benn la ñu teewlu kenn ci ay jege ñaale Mokhtar Ba lay wuyoo Pape Sane Ngone Mbaye moo ko taataan ay kàddoom. Gabila 30 ans 40 ans xamante depuis le Canada ba nga xam ne basculé na sax ci famille yi maa ngi gis yaayam léegi ça faisait bien 30 ans yoo xam ne gisuma ko mais dama ñëw rek mu ne Mokhtar ba na nga def famille am loolu la woon famille bu tijjeeku nit la boo xam ne en dehors ci liggéey bi ko ñëpp xamee. nit la boo xam ne vraiment ku ko amoon xarit am nga xarit dana la déglu dana wax ak yow dana vraiment mënoo ko mere ci dara ce n'est pas possible maintenant sur le plan de la compétence ci xam-xam nit ñu mel noonu mënuloo boo leen di déglu da ngay wax waaw Afrique nu mu demee naka la nit Afrique amee ñu mel nii ku mel ni Gabi ak lu mu xam ba pare egg si niveau bi mu nekk bu ñuy soxla yenn affaire yi di ko seeti ci tubaab yi wala ci américains yi mi ngi fii loolu la wone loolu nag moo dem tey mais formé na ay nit pour loolu. nga ko moom Gabriel Fall ñu ñaan borom bi jéggal ko bépp bàkkaar ak képp ku mu fekk barzak wala ku ko fa fekk ñeneen itam di doomu Sénégal yu faatu di néewi ñetti casque bleu yooyu di ay takk der ñoom nag ñu faatu ca centre Afrique ay bés yi nu génn daanu indi seeni néew fii ci réew mi looyu di koor bi ëllëg lañu ko fas yéene amal ca Jal Diop bu juróom-ñeenti waxtu ci suba jotee ci teewaayu njiitu réew bu Sénégal yegg si nañ ci ponk bu mu julli ci yéen kaay yeeg Assane Gueye. baal gi du baal Khalifa Sall mu génn ci kaso bi du baal gu yàlla rek tax ca lépp nay secret ñeel googee njéggal na génnagul loolu ay kàddu la yu Birahim Seck coordonnateur bu forum civil ci waxtaan tey ak observateur président Macky Sall mu ne dogalu baale gi bëgg a gën a jege Touba yi li ko waral ndax Touba mësuta jóg di dox lu ni mel Touba bi mu ne xalifa bu tedd ba fa wares na kaa jaajëfal bu baax Serigne Mountakha Bassirou Mbacké ndax dugguleen muy teggi jéego yuy dugal ak dal ci réew mi ci pàttali moo fi wàññi woon xadar ak dangar ñi ñàkkoon présidentielle 2019 wàllu retrouvaille di gisewaat gi Macky Sall Abdoulaye Wade joxu ko solo genn gi ndax day njort rek moom Birahim Seck mu doon ci baara yéegoo geneen ci wàllu politique ci jamono yu mu gis ne débat bi ak taxawaay yëpp daa waroon doon xeex ngir yorin wu sell ngir réew mi Karim Wade Birahim Seck ba tey ak observateur ne président Sall warula forcer nit ñi ci libéreem lu mooy daa fay koppar yi mu warloog askanu Sénégal ni ko yoon waxee keneen kuy càmbar tolluwaay réew mi bi yoon ci le quotidien di Modou Diagne Fada directeur général bu Sonacos njéggal gi ngir Khalifa Sall wala Karim Wade mu ne warta doon lu faw mu jiitu dialogue maanaam préalable président Macky Sall it mu ne ku der ba dëgër la yombuta saaxee ca loole ci septennat bu njëkk bi wane na ko plan bi yëpp nag global ngir suqali Sonacos gi nu ko dénk Modou Diagne Fada ne mu ngi toll ci fukk ak juróom-benn ci milliards Oumar Sarr kilifa geneen bu PDS nekk ci source a ci convoqué gu mën a am ci kanamu commission discipline bu PDS ma nga cey wax ne bu boobaa du wuy ji benn yoon ndax jàppewul commission boobee bu tegu ci yoon IPRES moom am na njiit lu bees Amadou Lamine Dieng nekkoon ci ANPEJ Mamadou Sy Mbengue jóge na fa ca këruk à la traite gi
Vox Populi xëy ne moom Mamadou Sy Mbengue dem na retraité ji HLM ga mu doon léegi directeur général. Vox Populi gis ne mujj na ñàkk nag moom sëñ Mbengue xeex ba digganteem ak mbootaayu à la traite di waaye ak conseil d'administration ba ci IPRES laas xëyee ko ak jëleem ci bopp IPRES moom sëñ bi Mbengue waaye yéenekaay bi dafa gis ne ci dogal bi président da caa na sa xalaale conseil d'administration bi ndax ba fii ñoo doon ñuy falee ko folle du président. La Tribune ne SICAP SNHLM IPRES Macky dog na fay bopp ca nag ñu ne dugalagul jaase gi ci mbar mi de ndax dog yi dafay wéy ay yeesalit ci kilifteefal police bu Sénégal Vox Populi ne commissaire Abdoulaye Diop léegi dootul directeur sécurité publique commissaire Abdou Wahab Sall moo ko fa wuutu commissaire Idrissa Cissé ñu jox ko direction police judiciaire commissaire Ibrahima Diop jël OCRTIS Momar Ndaw njiital ASCOSEN lànk ak jugeem ca bopp kuréel googee ci Les Échos ma nga ca naan gisul lu war a mun a tax mu dem ni ko ñenn ñi sàkkoo Momar Ndaw ne waa Pastef yi Ousmane Sonko rek ak Frapp France Dégage ñoo koy ŋàññ ak saaga ci réseaux sociaux yi fukk ak juróomi at a ngi mu ne muy liggéey ca présidence de la République ca terewu ko liggéeyal défendre njëriñal consommateurs yi dañuy des ak Les Échos ak i leeral ñeel soxna suñu fekkob néewam ca Pikine Technopole yéene kaay bi ne kenn lu xiwuli gëtam kenn reyu ko ni ko yenn ci xibaar waxee dafa tàbbi ci xur di bassin ba foofe gaañu yu ne ci kanam gi ñu ne jën yu sew sewaan ca bassin ba ñoo ko def ndijaay jë ci Vox Populi ne tabaski gi léegi sax moom xale bi dafa tàggu ak xelam Cheikh Amar ak i kàddoom yu njëkk ginnaaw accident bu métti bu mu defoon ci yoonu Touba bi Direct Info xëy fësale ko la ko bett mu ne di mbetteelug bànneex mooy solidarité gi ko sénégalais yi wan mu ngi jéggulit mu ne ñi ko bëggoon a gis ca bari lool ca mujjuñ ko gis gërëm na soxnaam mu ne ay doomam ci taxaw gu wér gi ñu ko taxawu Cheikh Amar ne sant na nag bu baax sunu borom subhaanahu wa taala gërëm Serigne Touba Serigne Saliou ak Serigne Cheikh Saliou parti socialiste moom ñàkk kàngam Doudou Issa Niass maire bu commune Biscuiterie yi yéene kaay xëy ne parti bekki jege ñaalem yëpp ànd sargal ko defal ko témoignage moom kàngam gi Le Soleil ne hommage yu mag la koy jege ñaalem defal moom Doudou Issa Niass dañuy des ak Le Soleil ak ubbiteg l'école bi tey ci ndongo yi président Sall ñu jàng ci yéene kaay bu ànd mu ci xamle ni état bi dina wàccoo ki engagement am woon na ñëpp it ci ñu suqat jàmm ak yëgoo ngir dal gu sax ci penc mi Le Soleil gis nag ne li tere nelaw wayjuru ndongo yi mooy frais yi maanaam dépense yi ci wàllu mbind mi ci daara yi ak it fourniture yi loolu rek war na tax nag gune yi am jom fas jom def li leen war ca ko def li la war daal di free ndax nag kërug téléphone gii di free moom dina free maanaam def la mu diggee ki clientam ci observateur directeur général ba Mamadou Mbengue mel ni ku cay tontu ca naan am nanu ndëgërlaay guy tax li nga xamante ni moom la ñu dégtal lépp ne ay offre seeni client mu doon lu sax Mountaga Cissé consultant ci wàllu technologie de l'information de la communication ba tey ak yéenekaay bu groupe Futur Média di ci wax ne risque yi ngir consommateurs yi WhatsApp gi free yi nar a maye def gratuit mooy réseau bu xat lool xat ba du saf daanaka embouteillage yi Ndakaaru naka noonu it offre yi nuy dog-dogee ku moywul fu muy mujj mooy ak certe ci client yi Mountaga Cissé gis ne ARTP nag xëy na ci dudul yàgg mu dànkaafu free ndax ay weer ci ginnaaw génne woon nañ fi bataaxal ngir sàkku ci Orange mu dakkal promotion yu Assane Gueye jërëjëf mbokk yi mu ngoog fi la ñeem ak yéen ci xibaar yi jaajëfal leen ci safo bi ak kóolute bi dig leen daje ngoon ci kàttanu yàlla desandi leen ak programme yu télévision Futur Média ñu yendu jàmm